بسم الله الرحمن الرحيم. تاه ما أنزلنا عليك القرآن لتصخى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. السلام عليكم. تبارك الله. ñi ngi dellu di nuyu mbokk yu tedd yépp di leen ziyaara te di leen ndokkeel ci weeru barke bi ñu ne ñuy dellu di sant yàlla moom mi nu may nu fekke may nu tal ko waaye dellu di yeesal sunu ziyaara ci sang bu tedd bi di Seydi Ahmed te di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu di yeesal sunu nekk taalibe sunu teggin ak sunu tarbiya ci keppaaru sang bu tedd bi di Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif di ko ñaan mu nangul nu sunu nekk taalibe nangul nu sunu teggin nangul nu sunu tarbiya ci barkem fa tabarakallahu mu mel ni tarixa tijaniya dafa ndekkoon ndencu borom bi subhanahu wa taala waaye mu mel ni suñu tuddee ndencu borom bi faw ñu delloo ko ci ñaari xaqiqa bi ci jiitu mooy borom bi lu mu denc ku ko soob rekk lay génne ci ndencam boobu sedd la ci boobu mooy benn xaqiqa bi waaye beneen xaqiqa bi it mooy borom bi lu mu denc rekk dafa am ku tax mu di ko denc yàlla dogal tarixa tijaniya nekkoon ndencu borom bi subhanahu wa taala waaye boobu fekk na ñaari xaqiqa yooyu ma junji yépp daje nañu ci ndenc bi ci jiitu muy ku ko soob la koy jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko jox bi ci topp te mooy borom bi bu dencee rekk dafa am ku muy dencal fekk na ni Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif la ko dencaloon waaye loolu nag fekk na mu laaj zaman bu leer gi war a génne waaye laajit organisation boo xam ni ci la leer gi war a tegu ginnaaw bu génne ba noppi loolu nag tax yàlla créé benn espace intermédiaire ci digganteem ak nuuraani yi ko wër di zikr nuuraani yi ko wër di zikr ndax jot naa leen wax ni dafa am ñu borom bi jaarale ci état bu nuuraani yu génne leen ci état bu nuuraani yu yóbbu leen ci état bu ruuxaani yu
génne leen ci état bu roxaaniyu dooga leen di indi ci monde shahada ñu mën wax ni am nañu taxawaayu jëmm doomu aadam waaye fekk borom bi jot na leen jaarale ci ñaari étape yi looloo tax bi borom bi créé espace intermédiaire ci digganteem ak nuuraani yi nga xam ni ñu ngi koy wër de zikr te boobu nuuraani yi ko doon wër de zikr yépp ñaar lañu woon benn bi mooy leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak leeru yonent bi leer bi mu denc ci biiram te di Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif parce que benn bu ca nekk xaqiqa moo ko junji ndax wax naa leen ni malaaka Jibril alayhi salaam nee na 2500 ans la mage Sayyidina Adam waaye laajuñu ko ndax moo mag yonent bi ndax yëg nañ ni ci côté roxaaniyu ak ci côté nuuraaniyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko mag kon jiitu woon na démb tey soogay dikk mais réalité boobu dafa am ñaari organisation yoo xam ni dafay dellu ci ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defalee tarbiya Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif te ñaar yooyu dafay feeñaat ci espace intermédiaire bi borom bi créé woon ci digganteem ak nuuraani ya doon zikr borom bi créé espace intermédiaire benn bi borom bi génne ko wutal ko benn réalité bi di dellu ci benn alam réalité bi di dellu ci benn alam waaye alam boobu mi ngi taxawee ci loo xam ni tey bu ñu ko indee ci xaraf mooy baatu taa ci la alam bi taxawee bu ñu ko indee ci xaraf ndax xayb am na béréb yoo xam ni xaraf amu fa beneen xaqiqa la ñuy interpréter nun fii ci shahada lu ñuy tuddee ay lettres beneen xaqiqa lañ koy interpréter am na béréb bu ci xayb boo xam ni xaraf amu fa ci beneen xaqiqa la ñuy interpréter lu ñuy tuddee ñun fii ci shahada wàllu lettre moo tax bii yàlla jël benn espace intermédiaire bu mu créé ci digganteem ak nuuraani yi benn bi mu taxawee benn alam ñu mën ko décrire mu taxawee taa beneen bi taxawee benn alam ñu mën ko décrire mu taxawee xaa ñu dajale ñaari baat yi muy taaha waaye gis nga alam bi taxawee taa ak alam bi taxawee haa ñaari alam yooyu yépp nga xam ni ñi ngi ci espace intermédiaire u borom bi subhanahu wa taala bi digganteem bu mu créé ak ruhani yi ak nuuraani yi te waxoon naa ni ñaari nuuraani yu moo amoon si zaman boobu muy benn bi di nuuraani yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nuuraani yu boobu moo mujj dem ba nekk ruhani yu bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beneen bi di leer gi nga xam ni nuuraani yu bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ëmb te moo mujj dem ba nekk ruuxu Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif léegi nag ñaari lumière yooyu benn bi dugg ci benn espace intermédiaire bi dugg ci biir alam bi ñoo tuddee taa te muy leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye beneen bi moom it génn ci biir leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg ci beneen espace intermédiaire bi dugg ci alam bu ñoo tuddee xaa ñu dajale ñaari alam yi muy taaha
léegi réalité boobu nag bi mu nekkee borom bi ci biir réalité boobu nga xam ni Jibril alayhi salaam nekku ci woon intermédiaire parce que Jibril alayhi salaam intermédiaire u borom bi lay nekk lu ci bare ci di jàllale ay information comme ni mu doon indee aaya alquran yi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci monde shahada ak itam léeg-léeg di jàllale yenn yi borom bi wax ni nañu ko jàllaleel mais Jibril buy def loolu dafa fekk Jibril di nekk malaaka boo xam ni day taxaw ci place am mais ci milieu boo xam ni borom bi moo ko rëddal te yàlla dafa dogal borom bi muy créer espace intermédiaire boobu nga xam ni créer na ci alam bu ñoo mën a tuddee taa alam boobu nekkul woon ci milieu borom bi mais ci réalité borom bi la nekkoon te il faut nga jàngat lanoo tuddee entre relation bi am entre le milieu divin ak la réalité divine milieu divin mooy bérébu borom bi nga gestu gis malaayika yi entouré ko nga gestu gis arash nga gestu gis kursi yi nga gestu dégg zikru malaayika yi mooy le entouré la ñoo tuddee le milieu divin mais la ñoo tuddee la réalité divine kooku borom bi rek la luy xew ci le milieu divin day xew ci entourage u nguuru borom bi waaye luy xew ci la réalité divine dafay xew ci xaqiqa borom bi ci boppam ndax ni ñu ko xamee yàlla boo ko doon décortiquer doo ko décortiquer rek nit ko am limite doo ko décortiquer benn jëmm lu ci nekk nag feeñu waayu tajaliyaat la boo xam ni dañ koy utiliser pour jàngal la mais yàlla sore na loolu soo ko doon décrire lumière rek nga koy décrire mooy na mu décrire boppam ca allahu nuuru samawati wal ardi kon nga gis ni lii xew ci réalité moom loolu ci boppam lay xew kon borom bi ci réalité boobu nag la créer benn espace intermédiaire pour dugganteeg nuuraani yi koy wër de zikr te doon ñaari nuuraani yi benn bi mu génn ci benn alam ba ñoo tuddee taa benn bi mu génn ca benn alam ba ñoo tuddee xaa alam ba ñoo tuddee taa mu aspiré ci lumière yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alam ba ñoo tuddee xaa mu aspiré ci lumière bi lumière yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ëmboon te muy lumière Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif bu dajalee ñaari alam yi ci boppam nag muy taaha ci boobu nag la yàlla organiser la moo organiser te la moo organiser mooy bu ñaari alam yi dajee parce que génne na alam ba moo tuddee taa mu aspiré ci lumière yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye génne na alam ba moo tuddee xaa mu aspiré ci lumière Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif léegi nag mu dajale ñaari alam yi muy taaha ci ñaari alam yooyu nag bi ko yàlla dajale alam ya constitué di buulu lumière yàlla jël buulu lumière bi xaaj ko ci digg bi benn buulu lumière bi mu teg ko de côté buulu lumière boobu taxawee allahuma salli ala sayyidina muhammadin alfatixi lima uxliq walxaatimi lima sabaqa nasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim di buulu leer bi nga xam ni mooy alam bi nga xam ni la ko constitué mooy xaa bi waaye alam bi nga xam ni taa bi moo ko constitué mu taxawal ko mu taxawee allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati ba jawharatul kamal jeex muy ñaari lumière yi di ñaari alam yi alam ba moo tuddee taa taxawee lumière u jawharatul kamal alam ba moo tuddee xaa taxawee lumière u salatul fatiha alam ba moo tuddee taa aspiré lumière u yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alam ba moo tuddee xaa aspiré lumière u Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif muy taaha
ca la yàlla jël lumière boobu nag génnewaat lumière u yonent bi ci kanamam. lumière u yonent bi ko yàlla génne ci kanamam yàlla jël réalité bi nga xam ni moo nekkoon ci alam bi mu ko dugaloon te di buulu leer bi muy alam bi nga xam ni moo taxawee taa yàlla génne lumière boobu muy lumière u jawharatul kamal. moo tax jawharatul kamal mën a définir yonent bi ci benn façon boo xam ni kenn mënu fa définir yonent bi ba indi ko ci caractéristique yooyu. jawharatul kamal bi nag dellu yàlla taxawal ko muy lumière mu jox ko yonent bi. mu jox ko yonent bi ndax mooy alam bi aspiré woon ruuxu yonent bi ak nuuraaniyum mu nekk faak nuuraaniyu bi te nuuraaniyu bi moo mujj jur rox bi yonent bi di zikr alam bi ko aspiré woon yàlla daf ko delloo. xam nga loolu lan lañ koy tuddee cadeau divin lañu koy tudde muy cadeau yàlla. yonent bi rek mooy le seul prophète bu am may bu tolloog ci boromam alam bi mu duggoon di zikr di ko jëme ci borom bi waxuma borom bi nangul na yonent bi zikram mais dafa mujj jël alam bi may ka yonent bi. boo ko doon delloo fii ci monde shahada mi ngi mel ni ku nekk ci benn kër gu mu moomul di jaamu yàlla ba borom kër gi ñëw waxuma ni ko nangul nañ la nga fi doon def mais borom kër gi faf ka may kër gi. noonu la yàlla doxale ci digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alam bi mu ko dugaloon muy zikr te alam bi di taxawe taa alam bi génne lumière u jawharatul kamal yàlla dafa dellu bi mu génnee yonent bi mu taxaw mu jël lumière bi mu tabaxee alam bi te di lumière u jawharatul kamal mu jox ko yonent bi. foofu la processus su tariqa tijaniya commencé. léegi dellu nag ni yonent bi sa cadeau la. sa cadeau bi malaayika xëju ci nawaamis xëju ci beneen mbindeef xëju ci sama digganteeg yow la. yaay seet nag lu la dàqal rek ci formalité nga sedd ci ku ko neex wala ku la neex. yonent bi xool alam bi dendoo nag moom ci zikr bi te muy alam bi ñoo tuddee xaa ci wàllu taxawaay. yonent bi génne lumière Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif ci alam boobu alam bi taxawee salaatul fatiha. yonent bi jël jawharatul kamal bi ko borom bi jox boole kaak salaatul fatiha bi mu génne ci alam bi taxawee xaa te ruuxu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani ak nuuraaniyum nekk fa mu dajale ko muy ñaar mu jox ko Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani. foofu lañ ko joxee tariqa tijaniya. moo tax ku defe ni tariqa tijaniya dafa jaar ci loxo malaayika jibril rek juum nga parce que jibril mi ngi dund ci la ñoo tuddee le milieu divin mooy borom bi ak entourage am. tandis que tariqa tijaniya bi muy génn mi ngi génn ci la réalité divine mooy borom bi espace intermédiaire bi mu defaroon pour dugal ñaari nuuraani yi doon zikr di ko wër. benn nuuraani bi mu dugal ko ci alam ba ñoo tuddee taa te muy leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu tabaxee ko jawharatul kamal. beneen nuuraani bi nekkoon ci biir nuuraani yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu aspiré ko ci alam ba ñoo tuddee ha te muy leeru salaatul fatiha di jëmmi Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif mu génne leen ginnaaw bi mu leen nangulee seen zikr dellu jël leeru jawharatul kamal bi jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi dellu génne leeru Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani ci beneen alam ba ñoo tuddee xaa jox ko leeru salaatul fatiha bi ak jawharatul kamal bi ko borom bi jox. foofu la ñu joxee Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif la noo tuddee tay tariqa tijaniya. kon gis nga da nga yëg ni relation boobu soo delloo ci biir réalité boobu da ngay gis ni amul benn mbindeef wala benn malaaka buy dund ci benn espace bu ci borom bi xëjaloon. borom bi moo ko génne jox yonent bi te moo ko créé yonent bi génne ko jox ko Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif. waaye da nga yëg aussi ni réalité entre salatul fatiha ak jawharatul kamal réalité la bu mënul dem bàyyi moromam.
parce que ba ñu dajalee ñaari alam yi taaha la ñu taxawee ba ñu génnee ñaari zikr yi zikru taabi jawharatul kamal la zikru xaabi salaatul fatiha la bi ñu génnee ñaari jëmm yi jëmm ji jëmmu Seydi Ahmed la di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beneen jëmmu bi jëmmi Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif la te loolu xewe ci biir la réalité divine te pourtant boobu am na yeneen réalité yu nekkoon di séentu leer gi mais réalité yooyu ci le milieu divin la ñu nekkoon kon ñi ngi woon ñoom wër réalité yàlla waaye accédé wuñu woon ca fa yàlla dugal yonent bi ñenn ñi it accédé wuñu woon fa yàlla dugal Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif looloo tax réalité boobu tey bu ñuy indi ni ñu procédé ni borom bi procédé di joxe tariqa tijaniya ci xaqiqaam noonu la borom bi joxe lumière boobu yonent bi waaye noonu la it yonent bi jëlee lumière boobu jox ko Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif ginnaaw gi li xewaat yépp ci wàllu formalité lañ koy delloo mais li xewaat yépp ci gannaaw gi la xew te réalité boobu nag moo tax bi borom bi waxee bismillahi rahmani rahim mu indi baatu taaha mais taaha boobu ñu delloo si ko ni turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la waaye li nu waroon a laaj mooy yonent bi lu mu tudd rek dafa am lu tax ñu tuddee ko te bari na ku ni la taaha turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la boo ko laajee lu tax ñu tuddee ko yonent bi du la répondre mukk te yonent bi tur yi mu tudd yëpp benn buñ ko ci tudde dafa am lu tax ñu tudde ko waaye benn buñ ko ci woowe am na alam boo xam ni boo fa demee foofu loolu lañ koy woowee te fii yàlla indiwul définition bi ndax dafa junji waaye junj boobu yëpp baatu taaha bi mu ñëwee dañu yëg ni réalité alam ya la benn bi di alam bi nga xam ni moom la créé jawharatul kamal mu taxawee taa beneen bi di alam bi mu créé salaatul fatiha mu taxawee haa alamu taa bi leeru yonent bi nekk ci di nuuru muhammad alamu haa bi leeru Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif nekk ci di nuuru ahmad nga gis ni ñaari réalité yooyu suñu dajee mooy indi baatu taaha moo tax ñu ni la taaha turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la waaye turu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani la xaqiqa boobu lañ ciy jàngale moo tax ngay dégg ñu ni la taaha turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la waaye ñu ni la turu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif la waaye ñu ni boo jëlee taaha it delloo si waat ci xaqiqa buulu lumière bi buulu lumière boobu mooy taxawe tariqa tijaniya kon tariqa tijaniya li ko yàlla junji ci ay organisation mystique ca xayb ak ci ay organisation spirituelle ca xayb nekkul benn nekkul ñaar mais lay sonal nit nag ba xëy na du mën a accéder ci savoir boobu mooy dafa am réalité cachée te réalité cachée nag borom bi dong mooy xool rox ba ka neex mu def ca xaqiqa boobu mu xam li xew waaye da nga gis ni taaha boobu fa la lépp soso taaha boobu fa la réalité yépp yu nit mësul foog ca la réalité yooyu soso parce que moo sos jawharatul kamal ca alam boobu moom borom bi moo sos salaatul fatiha ca alam boobu moom borom bi mais li gën a yéeme mooy borom bi lim koy sos yépp entré wu fa woon lu dul ñaari rox ci côté lumière bii di lumière u yonent bi ba mujj dem jur roxam ba jur jëmmam ci shahada bii di lumière u Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani ba mujj jur roxam jur jëmmam ci shahada kon da nga yëg ni balaa nit di organiser yeneen formalité dafay bàyyi ba fekkee démb ba noppi parce que ñu bare li tax seen xam-xam néew mooy dañuy jaawale le milieu divin ak la réalité divine te boo ko jaawalee rek loo mënta jàngat ci wàllu science da ngay juum ndax da nga naan yàlla entourage am indi jibril indi malaaka ya nga xam ni ñoo fa nekk ci formalité shahada beeg di yóbbu dossier yi ñu ni yaa ngi ci le milieu divin waaye boo delloo ci la réalité divine kooku arrahman alal arsi istawa dafay dellu si waat
mooy yàlla na mu yemook arash dara xëju fa lu dul jëmmam ju tedd ji te jëmmam ju sell jooju yëpp kat la ko constitué ci biiram mooy xaqiqam moom borom bi te xaqiqam moom borom bi comme kenn mënu ko définir ci nit suñ ko jàngale tajaliyaat la nit ñi di indil wala ni la feeñu waayam feeñ na ca kële mooy xalifatullahi nangam mi kenn mënu la ko indil dëgg ni la borom bi la ndax borom bi wute na ak yooyu kon borom bi ci boppam soo koy delloosi da nga koy delloosi ci côté nuuraani yu te boo demee ci côté nuuraani yu loo fa gis boo ko mënee joxañ rek alam lañ koy tuddee ndax espace intermédiaire ya fa nekk dara nekk fa lu dul loolu loo joxañ ci côté nuuraani yu alam lañ koy tuddee moo tax bi borom bi créé organisation bu rëy boobu mu créé ñaari alam yooyu ci biiram benn bi di alam ba ñu taxawee taa benn bi di alam ba ñoo taxawee haa mu daal di koy indi ci alquran bismillahi rahmani rahim taaha bii di taxawee lumière u jawharatul kamal ci taa un ba bii di taxawee lumière u salatul fatiha ci haa un ba bii mu dugal ci lumière u yonent bi bii mu dugal ci lumière u Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani mu dellu ni bismillahi rahmani rahim taaha ma anzalna alayka alqur'ana li tasqa illa tazkiratan liman yaxsha tanzilan mimman xalaqa al ard wa samawati al ula arrahmanu ala al arsi istawa dafay dellu si waat parce que borom bi ci bëgg dimbali ñi koy déglu te di ay jaamam dafay dem ba di leen jàngal ni leen bu leen dara yéeme delloo si leen ko ci man arrahmanu ala al arsi istawa su boobaa comme boo ko delloosee ci borom bi nga yëg ni munoo yëg fa mu siège ndax yaatuwaayam waaye da nga yëg ni fu mu toog rek ëpp na foofu moom borom bi waaye da nga yëg ni lu ko téye rek borom bi ëpp na loolu ndax moo téye loolu avant muy décorer loolu comme métaphore kon da nga yëg ni borom bi munoo ko natt fenn la nga ca mën a natt nag ci côté nuuraani yu di ko seetaan mooy ay alam waaye benn bu ca nekk tey mooy dellu ci xaqiqa bi di alam yi taxaw alam yooyu nga xam ni boo ne arrahmanu ala al arsi istawa dellu ni lahu ma fi samawati wa ma fi l ard nga dellu si ci asamaan borom bi ci formalité shahada yi mu génnewaat ko di ko wàññi di wàññi doole ji ba mu génne ci biir taawun bi nga delluwaat ci suuf borom bi di wàññi doole ji di ko génnewaat ba mu génnaat ci xaawun bi asamaan ak suuf dellu taxawewaat baatu taaha te asamaan bi moo ñu tiim suuf ci la ñuy samp suñu bâtiment yépp mu delluwaat taxawe baatu taaha lu ci nekk borom bi woyofal ko di ci génnewaat ba génnewaat ci baatu taawun bi ci alam boobu asamaan yii ñu tiim di génnewaat ba génnewaat ci alam boobu ñu tuddee haa suuf si nga xam ni tey ci la ñuy samp suñu fondation yi kon nga gis ni borom bi bàyyiwul dara mu ni lahu ma fi samawati wa ma fi l ardi wa ma baynahuma wa ma taxta sara léegi nag li ci diggante bi ak réalité yi ci nekk xaqiqa yi nekk ci diggante bi yëpp génnul lumière yonent bi waaye xaqiqa yi nekk ci lumière yonent bi yëpp génnul lumière Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani léegi nag li doxal xaqiqa boobu mooy secret bi nga xam ni moom la borom bi dénk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi jox ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani muy secret bi nekk ci diggante jawharatul kamal ak salatul fatiha wa in tajhar bil qawli fa innahu yaalamu sirra wa axfa allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna léegi nag borom bi ni nag bu ngeen bëggee commencer pour comprendre mystère yooyu yëpp nag jël leen sama tur yaa nga noonu diggante allahu diggante rahman diggante rahim ba sabuur benn bu ca nekk rek mu ni commencer leen ma interroger ma di leen répondre kon foofu borom bi lam doon jàngal mbindeef yi mooy am na xam-xam boo xam ni mënoo ko détenir lu dul ni da nga interroger borom bi waaye booy interroger borom bi ligne bi nga yore lu mu sophistiqué lu mu efficace mënul dem raisonner ci borom bi te jaarul ci espace intermédiaire bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te espace intermédiaire bu yonent bi nag boo demee Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani moo fa ferankulaay te Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani pour nga am ko da ngay adhérer ci tariqa tijaniya te tariqa tijaniya pour mu nangul da ngay di pratiquer te pratique ba nag pour mu dëggu ci yow da ngay sopp Cheikh Tijani Chérif ba jeex tàkk ci moom ba noppi kon loolu mooy réalité bi ci ne su ko defee rek kenn ku nekk xam ni xaqiqa yi bare na waaye kenn ku nekk xam ni cadre tariqa bi yaatu na waaye kenn
kenn ku nekk xam ni tarixa tijaniya démb la woon du tey tabarakallah. kon yàlla nañu yàlla yàgg def nu nekk taalibe Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Cherif xaqan may nu nuy dund ak moom dundu zahir ak dundu baatin may ñuy dund ak moom dundu abadan ba biir illiyin. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.